ani ñi ko doon laajte wàlli neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. hey Siobati. leen di nuyu ñëpp di am mbégte daje fii ci arène nationale bi daje ak njobootu tàggat yaram bu ñu nee njobootu tàggat yaram nag dafa am kuréel goo xamante ne moo dajale président fédération yëpp muy comité olympique yi ñuy tuddee Mamadou Ndiaye Ndiaye jiite ko tey mu yebal fii Ibrahima Wade mu ànd ak Mamadou Ba nekk président de fédération mais coordonnateur fédération yi ànd fi ak Issa Mboub ànd fi ak Seydina Diagne di secrétaire général ñu ñëw fekk fi préfet bu Pikine ak sous-préfet daje nag ak kàngam yi nekk ci ministère des sports ñu war a waxtaan ci naka la ñuy def ba démarrer waat li nga xamante ne mooy tàggat yaram tey nag booy xool li fi daje ci fédération ak groupement sportif mu ngi ci juróom fukki fédération ak juróom-ñeent groupement sportif ak fédération ñu daje fi pour waxtaan waaye balaa waxtaan wi dañu rafetlu seen taxawaay parce que bi mbir mi amee muy pandémie bokk nañ ci ñi njëkk a jël décision ne jàpp nañ ne pandémie bi du ñëw lor Sénégal yi jaar ci tàggat yaram moo tax bés bi président Macky Sall jëlee ndogal fekk na ñoom ñu daje ci ministère des sports ak ñun ñu jël décision yi dañuy dakkal lépp luy activité sport yemuñu ci loolu ñu dem génne seeni koppar cotiser ba am lu ëpp juróom fukki million ak benn wala ak ñeent jébbal ko force Covid jébbal ko ministre des finances wala ministre de la santé pour xeex mi ñu war a xeex mbas mi loolu nag bu amee rafetlu lañ ko mën a def te day firndeel kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite tàggat yaram ci Sénégal bu loolu wéyee nag bu ñu toogee lu mat juróom ñaari weer yàlla ak ñuy dimbale ba mbas maa ngi wàññeeku yàlla ak ñuy dimbale ba Sénégal xelam dal na gis nañu sax ne ñaareelu place bi lañ jël ci benn classement bu ay organisme yu am fula nekk ci monde bi def Sénégal nekk ci deuxième place loolu nag dañ ciy gërëm médecins yi gërëm ci état Sénégal surtout le président Macky Sall ci décision yi mu jël li jaatu nag mooy bu ñu demee ba xam ne war nañoo mën a boole suñu dund ak li nga xamante ne mooy pandémie bi nekk fi te ñu moytu ko ba suñuy acteur am jàmm war nañoo mën a dajewaat ni ñu daje woon dakkal mbir yi ñu xalaat naka la ñuy def ba commencé waat ay compétition te duñu lor kenn kon looloo tax ñu daje tey ñu leen di sant di leen gërëm seen taxawaay waaye di am yaakaar ci ñoom parce que lii ñu dénk muy tàggat yaram ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo koy doxal kon lépp lu leen mën di gunge rek état bi daf leen ci jàppale pour mën leen a accompagner plus efficacement kon tey bésu xalaat la bésu proposition la bés la boo xamante ne du monde sportif bi rek a fi daje waaye dañoo jël ki jiite ordre des médecins mu représente ministère de la santé ñooñu seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wër-gu-yaram jëlit ministère de l'intérieur parce que ñun mënuñu tàggat yaram sans sécurité ñoom itamit ñu ñëw fii ku ci nekk ak sa xam-xam waaye li nga xamante ne moom lañ teg ci digg bi mooy mbas mi kon nan la ñuy def ba mbas mi ne fi ñu di ko xeex muy wàññeeku te ñuy tàggat yaram loolu moom moo tax tey ñu daje te jàpp nañu ne bu ñu génnee ci bés bi dinañ jël décision yu am solo yoo xamante ne nit ñi lu mu gën a gaaw dinañu mën a commencé waat li nga xamante mooy tàggat yaram ci Sénégal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. bu baax mouvement sportif parce que tey dañu daje ak 59 fédération groupement sportif mooy ñi nga xamante ñoo yore tàggat yaram ci réew mi waaye tey daje bi balaa muy am dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy bi mbas mi amee sportif yi nga xamante ñoo waroon a ne am jiixi jaaxa am taxawaay bu jaaxal sax autorités yi ne dañuy continuer activités yi dañu lànk ne
du ñu nangu corona gi jaar ci monde tàggat yaram pour tas ci réew mi loolu nag ku am fulla ku bëgg réewam moom mooy jël décision bu mel noonu président yi loolu la ñu def taxaw ne dañuy gunge état bi ci xeex bi dem ci sensibilisation bi ñu ci jógee dañu dem dajale seen i koppar dajale seen i gel nee naa fii ñu taxaw ci arène nationale bi samedi bi ñu arrêté compétition dimanche am na promoteur bu defoon xaalisam pour tëgg mais fàtte nañ sax koppar yi ñu ci def ngir réew mi ba ca suba sa ñu andi ay gel andi ay koppar pour participer ko jox ko état bi pour ñu xeex mbas bi loolu képp ku jiite tàggat yaram jiite njaboot ñu taxawee noonu bégte rek nga mën a am parce que c'est de la responsabilité la ca tegu mooy ñu gunge état bi ba tey juróom-ñaari weer kenn deful tàggat yaram ñu gis yàllaa ngi ñuy dimbale mbir mi mu ngi wàcc lañ ca xamuloon am na luñ ci xam léegi ñu ne war nañoo mën a xalaat teg ci table ji ñi nga xamante ne ñoom la concerné ay proposition pour ñu xam naka la ñuy def ba reprendre activité sportive parce que dëkk bu amuloo activité sportive wéetay day bari ñu dajale leen te jàpp nañ ne bu ñu xalaatee ba ngoon dinañ ñu tegal loo xamante ne bu ñu ko defee ànd ci ak ministère de la santé ànd ci ak ministère de l'intérieur dana baax pour que ñu mën a commencer waat ay compétition jàngoro bi wàcc na wante ba tey feebar baa ngi tey nag ngeen di fas yéene accompagner mouvement sportif bi pour mën a duggaat ci activité yi. li nga xamante ne kenn mënu ko toxal mooy takk masque soriato raxasu mooy li ñuy wax geste barrière loolu kenn mënu ko toxal mais naka la ñuy def nag ba commencé waat yemul ci loolu rek ay disposition la yoo xam ne war nañ ko jël te du ministère des sports rek a ko war a jël moo tax tey ñu dajale leen te ñu am nañ ci ñoom kóolute mouvement sportif comité olympique waxtaan yu bari seq nañ ko ak suñuy naataangoo ci àdduna bi xam nañ ni muy doxe feneen waaye Sénégal dafa am spécificité mooy na muy doxee dinañu ko doxal waaye ñun sax dinañ ci yokk toujours Sénégal pour que mu gën a am xorom gën a baax te gën a wóor parce que du ay caaxaan moo tax Sénégal ñu classé ko 2e ci monde bi ci ni mu taxawee ci mbas bi kon war nañoo am yaakaar li am solo mooy boo nekkee ci mbir dooy nelaw ba mu bett la bañ yàlla ne la jógal da ngay defaru ba bu ñu la nee départal rek fekk yow say matuwaay ak li nga war a def xam nga ko ba nga xam ne boo déparé li nga retardoon nga mën ko rattraper au fil du temps. président ñoo ngi lay nuyu tey nga ñëw ci discours bi nga xamante ne mooy ministre des sports ak li mu jot a wax yëpp ban gis-gis nga ci am en tant que président. sant yàlla waaw sant yàlla bu wér di rafetlu aussi ndaje bi fi am séminaire réflexion pour les relances des activités sportives xam nga loolu boo ko déggee rek xel day daal di dal parce que umpale woon na ni ñun ay promoteurs lañu Saama ngi nii Mor a ngi nii ñun la ñu délégué pour ñu daal di ñëw fii donc fii ñu taxaw arène nationale la umpale woon na ni bi ñuy jël ay décisions fekkoon na Mor mi war a tëgg ca suba sa man mi umpale woon leen cité Papa Sow ay millions yu bari la donc te teewul bi président jëlee décision yi ñun ñoo njëkk a indi suñu contribution ñun ñoo njëkk a apporter suñu pierre ci édifice bi muy association promoteurs yi kon loolu gëm yàlla la ak sant yàlla parce que yàlla bu indee ndogalam rek dañ koy gërëm sant ko parce que ay jaam lañu kon bu ñu ñëwee fii tey ñu ni li ñu fi indi mooy waxtaan nan la ñuy yëkkatiwaatee mbir yi kon loolu dañ koy rafetlu sant yàlla xam ni alhamdulilahi rabbil alamin ñaan nangu na parce que boo xoolee tey jii nii taux bi fi mu nekkoon wàcc na bu baax donc tey c'est pas pour rien que le Sénégal est positionné 2e donc loolu sant yàlla la li ñuy ñaan nag mooy mbëbët bi lël gi nga xam ni moom la ñuy dugg conclusion yi muy doon conclusion yoo xam ni bénéfique na pour sport te it recommandation yi nga xam ni danañ ko fi def na ñëpp tënku ci loolu su ko defee ku nekk gis ci sa bopp loolu daal la ñuy ñaan yàlla. waaw ni ñu ko waxee comme sport yi lu ci mel ni football mën nañ ko def huis clos mais président est-ce que lamb mën na doon huis clos. déet bu ma dugal ci huis clos ouvert dama ne la dañu nekk ci benn lël conclusion yi génnagul kon décision yi mënaguma ci prononcé wu man li may rafetlu rek moom mooy tëjoon nañu dajawaat juróom-ñaari weer after dajawaat nañu pour ubbi pour waxtaan nan la ñu ubbee loolu sant yàlla la ci koo xam ni ak wala ñoo xam ni investir nañu seen ay millions yu tëddoon di nelaw banque boo ko defoon mu jur ay intérêt ñun ñu jël ko jox ko mbër yi daal di toog tegale suñu ay tànk di xaar kon buñ ñu woowee toog di waxtaan nee ñu dañoo war a ubbi kooku dañuy sant yàlla bu wér. kon dafa mel ni yéen acteurs yi seen xel commencé naa dal. non suñu xel dal na ñun ay jullit lañu
yàgg nañu jokkonte ak ay tolof-tolof loolu mbir yàlla la yàlla mooy indi mooy dogal moo fi indi mbas mi dañ koy ñaan yàlla mu jële ko fi wàññi na ko ba suñu xel dal ñaata weer nga toog séminaire bu mel nii amu fi cela veut dire que y a une nette amélioration xam nga lu tubaab wax les acquis il faut les conserver cela veut dire que maintenant à la sortie de cette rencontre les conclusions soient respectées et les recommandations soient suivies à la lettre loolu rek la ñuy ñaan yàlla parce que loolu mooy doon suñu njariñ ci la ñuy gise ci suñu bopp te it dinañu permettre quand même ñu duggaat ci suñu ay investissement yow en tant que papa du président ndax ci Cité Papa Sow nga yem wala durant Covid bi yaa ngi doon togg leneen ci suuf. waaye yow ñun ñu tal wér gi yaram tal Sénégal ñaan yàlla mbas mi jóge fii naal dindi li ma log ba pare Cité Papa Sow moom bu ma ci paree ba pare ñu door a seet leneen waaye mënuñu nekk di def Cité Papa Sow ñetti semaine des ci combat bi yàlla indi nattu ngay xalaat leneen yow kañ talal sa bopp rek ak sa njaboot ak réew mi bu yàlla musal ñu rek bu ñu musalee ba pare ba suñu xel daal ñu daal di dikk def suñu Cité Papa Sow yàlla dimbali ñu may kattanal ñu ba ñu def suñu Cité Papa Sow ñu door a xool leneen. activité yi commencé est-ce que Cité Papa Sow mën nañu ko am ci 2020. pour être honnête man du ma spéculer tant que recommandation yi si génnul ba ñu xool ko xam lan lañ ci wax lan la ci tënk experts yi nekk fii lan la ñu tënk du ma mën a prononcer wu ci ay perspectives bu Cité Papa Sow maa ngi lay gërëm di la sant. bu kilifa gi waxee ki amatul luñ ciy teg rek da leen di gërëm rek di leen sant di rafetlu jotaay bi waaw vraiment di kontaan bu baax waaw président Pape Fall moom bu waxee te muy kilifa gi dafa naan amatul dara luñ ciy teg yéen moom da leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla rek activités yi continuer si jàmm maa ngi ziar ñëpp. dégg na waaw comme dab rek maa waroon tëgg le 4 avril yàlla def lii comme ni ko président waxee léegi rek mais dañuy ñaan yàlla comme li ñu fi fekk tey rek ñu déglu lépp rek xaar bu ñu ubbee activités yi ñun pare nan pour àggali suñu ay journée ak yeneen sax nag ay ndaw lan ñu ngi suñu ay liggéey di ko def mais aussi ñu ngi ci làmb ji waaw lii daal dañ koy rafetlu rek waaw ñu ngi xaar journée yu bari suñu kanam daal waaw ñu ngi rafetlu lépp di leen ziar di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na ñu ngi kontaan bu baax jërëjëf merci beaucoup. bi gërëm suñuy waajur comme ni ko Sam waxee rek bi suñu président waxee ba nag amatul dara lañ ciy dolli mais xanaa sant yàlla rek ñaan yàlla suñu borom mbas mi jóge fi ñu delluwaat suñu activité ku ne xam na ni mbas mi metti na mais comme ni ko président waxee rek bala ngaa mën a tal benn activité day jeex nga soog a tal leneen maa war na tëgg sur la lan demi ba mais yàlla daa dogal ak ay dogalam ñu nungu ko nag comme ni ko président waxee kon dañuy ñaan yàlla loolu jóge fi ñu commencé waat suñuy activité de loolu buum ca mboy mboy ba jërëjëf